jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës nag kon atte ba daanu na ca tribunal d'instance bu Mbour ñeel nag bàyyi duudu moomu ak yeneen ñaari waajur nag yoo xamante ni ñi nga leen doon toppee dugal nit daal ci lu ko mën a indil ay jafe-jafe ci fàttali wàllug immigration clandestine la muy nag gaalu looc yooyu askan wi doon àbb nag ngir dem bitim réew la ñu leen daan nag mooy ñaari atu kaso waaye benn weer ràpp la ñuy tëdd lu soxal nag wàllu dem bi ak dëkk bi nag mënees naa wax ni borom daamar yeeg ñiy yéeg ci woto yi daal seen xel mën naa dal ndax lu bari dana yomb rawatina ak wàllu embouteillage yi nga xamante ni ñu ngi koy dund bés bu set ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre nag daanu ubbi autopont bu Yoff ki ko xamle di jëwriñ ji nag di Mansour Faye ñu dénk ko lépp lu soxal wàllu dem bi ak dikk bi waaye nag tey jii la ñu ubbi autopont yu Kër Góor gi ak Saint-Lazare jëwriñ ji ma nga fa woon daa ngeen dégg ay kàddoom Sénégal nag di ko màggal saa yu ñu ci yegsee fukki fan la woon ak benn ci weeru décembre atub 1944 ak la xewoon tirailleurs sénégalais yooyu nag ay nasaraan soxooni bal li ko waral seen ndàmpaay la ñu doon laaj loolee nag ñu wéy di ko fàttaliku waaye nag fàttaliku goo xamante ne nii tamit xel dafay dem ci professeur Iba Der Thiam ndax bokk na ci borom xam-xam yu yàggoon a xeex ngir ñu jox gëdd tirailleurs yooyu daañu yeggit ba diwaanu Ziguinchor ndax bis bi tamit jox nañ ko fa gëdd bu baax a baax daan ci ànd ak Boubacar Diassi ca foofee mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi nag atte ba daanu na ca tribunal d'instance bu Mbour ñeel nag kon bàyyi duudu moomu di xale ba ak yeneen ñaari waajur yoo xamante ni nii ñi ngi leen doon toppee nag jël nit dugal ko ci loo xamante ni mën na koo indil giraawaali ci fàttali mooy waajur yooyu nga xamante ne nag ñoo yeboon seeni doom ci gaalu Locco ak la ca xew lépp tey nag ñaari atu kaso ràpp lañu ñaari ati kaso la ñu wax ne moom la ñu leen tëj benn weer nag la ñuy daal di tëdd muy weeru ràpp waaye juróomi fan kon moo leen dese ci kaso ba ca la ñu xamle Abdourahmane Diallo la ñuy fekk ji ca Mbuur. Mamadou Lamine Faye di papay Duudu ak ñaari papay xale yi nga xam ne ñoom it dañu demoon ci mbëkk mi te ñoom ñàkkuñu seeni bakkan yoon daan na leen teg ñaari at kaso te benn weer lañ ciy tëdd. sant yàlla parce que li ñu ñaanoon rek mooy déjà ñoom li leen dal kenn mënatu leen a teg pen bu raw loolu am sa doom yaakaar ci moom xëy na. yaakaar nga ne mënoon na dugg ci gaal yi ba egg amal la njëriñ amal njëriñ boppam yaakaar boobu rek a tax nga def ko mais dara dugalu ci woon loo xam ne war nañ ko considérer comme infraction. ñetti borom njaboot yi bàyyi nañ leen ci lu jëm ci wàllum complicité de trafic waaye nag ñu teg leen daan ci lu ñu dugal ay nit fi nga xam ne mën nañ fa ñàkk seeni bakkan. léegi nag fi ñu ko daanee mooy li ñuy wax mise en danger de la vie d'autrui maanaam dañu jàpp ne li mu jël doomam. muy mineur mu dugal ko ci gaal gu mel noonu ci condition yi nga xam ne ni xale yi demee loolu dafa exposé doomam ci mbiru faatu maanaam loo xam ne daal faatu mënoon na ko cee fekk mais loolu aussi li mu leen wax mooy man bu ma xamoon ne sama doom day faatu duma ko ci dugal ay moromam dugg nañ ci ba egg xëy na yaakaar boobu la amoon mais tribunal loolu la jàpp. papay Duudu di xale bi nga xam ne dafa ñàkkoon bakkanam ci biir géej gi ginnaaw mbëkk mi ak ñaari xaritam yi dese na leen juróomi fan ci biir kaso bi ndax nag le 13 novembre bi lañ leen daal di teg loxo. kaso boobu nag moom Boy Djiné moom ma nga fa ba tey waaye tey jile nag ñenn ci njabootam rawatina ak rek kon ki nga xamante ne nag rakk la mbaa mag ci moom bu jigéen ma ngay yëglu ndax fi mu ne nii nee na wér-gu-yaramam daal fa mu toll nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ndax ña nga koy sàgganee te lépp lu xew ëllëg nag nañu xam ni kilifa yi ñoom ñoo seetaan ci wàllu woowee Boy Djiné 2015 lañu ko daal di tegoon loxo gannaaw rek ba ñu jàppee nag ni dafa doon rek sàcc moo xamante ne sàcc muy jéggi dayoo la chambre criminelle bu Ndakaaru nag daal di koy tëj ñaari atu kaso magam nag la mu xamle mooy la mu war a tëdd daal ci at tëdd na ko ba noppi dañoo toog foofu rek di ko seetaan kon nañu ci jóg balaa leneen xew. prix Macky Sall jëm ci wàllug gëstu nag tey jii la ñu ko doon joxe Fatou Bintou Sarr nekk nag ci daara ju kawe jooju ñu duppee Iba Der Thiam moom nag la ñu jagleel li nga xamante ne rek moom mooy raaya boobu ci wàllug gëstu la ndax rek gëstu yu am solo yoo xamante
ni mi ngi koy def moomu raaya ba nag ñu ngi ko joxee ca centre bu conférence Abdou Diouf bu Diamniadio mi ngi ko nangoo ci loxoy président Macky Sall waaye nag président Macky Sall bu doolu weesoo ma ngay xamle ni CAMES di kër gi nga xamante ni mooy yëngu ci wàllu woowee dana ko gën a dooleel juróomi téeméeri million ke suñuy koppar yu ma ko fas yéenee doolelee président Macky Sall ñu teewlu ko ak Ahmadou Bamba Samba. 2015 c'était 500 millions. Je voudrais vous dire, monsieur le secrétaire général, 2020 ce sera encore 500 millions. atum 2015 500 millions la leen joxoon atum 2020 nag fas nañ yéene jox leen yéen waa CAMES lu tolloog 500 millions waxtaan naa ci ak secrétaire général bu CAMES may sàkku nag ginnaaw lii nag dinaa wax ak yenn bànqaas yi nga xam ne ñoo fi nekk bokk na ci banque africaine de développement ñu gën a dugal seen loxo ci koom-koom ji nga xam ne waa CAMES dañu koy soxla ngir gën a mën a def nag seen ay gëstu CAMES ñi fay nekk di gëstu état yi ko séq yépp ñoo leen war a jàppale ndax bi ñu ko sosee atum 1968 ba léegi saa su nekk mu ngi lëkkale ak di boole réewu Afrique yi ren nag ci at mu njëkk mi nga xam ne nag ci lañuy màggal prix bi nga xam ne dañ ma koo jagleel la am naa mbégte lool la gis ne waa jury bi ñoom ñu ngi choisir benn sujet boo xam ne dafay boole réewu Afrique yi te it dafay xalaat ci jàngoro ji di coronavirus ngir mën a xam ni muy soppeekoo ak naka lañu mën a def ngir nag daal di koy moytu te it wut ci ay pexe may sargal nag bu baax a baax Fatou Bintou Sarr moom mi nga xam ne jàngalekat la ci université bi nga xam ne moom la ñu duppee Iba Der Thiam ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci liggéeyam bi et toute son équipe pour cette belle performance marquée du sceau de l'excellence et du panafricanisme. ngook mu nekkoon président Macky Sall autopont bu Yoff nag daanu ko ubbi du yàgg dara ndax liggéey ba la ca des bareetul ñaar fukki fan ak ñett lay doon ci weeru décembre ki ko xamle nag di jëwriñ ji di Mansour Faye ñu dénk ko wàllu dem bi ak dikk bi ñu ne nag loolu dana tax rek borom daamar yeeg ñi yéeg ci woto yi nag wàllu dem bi ak dikk bi gën leen a mën a yomb ndax gis nañu ne Ndakaaru xat naag embouteillage bi waaye lu soxal autopont bu Kër Góor gi moom ak bu Saint-Lazare jàppale ni tey jii lañu ko ubbi jëwriñ Mansour Faye ma nga fa woon ñu teewlu ko ak Mouhamed Samba. maanaam yoon bii nga xam ni moom la ñuy wax autopont bu nekk Saint-Lazare ak autopont bu nekk cité Kër Góor gi ñëpp xam nañu maanaam pont bi ubbi woon nañ ko mais dafa am ay liggéey yi nga xam ni moo nekkoon ci côté bi mooy yeneen voies yi nga xam ne ñuy dugg ci quartier yi ñu tëjoon leen parce que liggéey bi parlu woon waaye gis ngeen liggéey bi nu mu rafetee ak nu mu jekkee ci lépp nag te lii dana tax ni ñi nga xam ni quartier yi nga xam ni Sacré-Cœur cité Kër Góor gi dañoon sonn ci maanaam déplacement macha allah léegi déplacement boobu dana yomb ci ñoom. Yoff am na autopont bu ñu fay defar autopont boobu fu lekk le 23 décembre au plus tard dana ubbi ce qui fait que lan mooy maanaam ci wàllum circulation bi lu bëri dana ci wàññeeku ci wàllum jafe-jafe di rappeler que ni Sénégal maanaam parc automobile bi day yokk ci lu bëri boo ci jëlee téeméer dana yokk fukk par année bien que Dakar boo jëlee ñetti at yi 100 000 nouvelles immatriculations mooy am. donc loolu mooy lan mooy que ni circulation yi mën na gën a jafe-jafe waaye aussi fexe ba nga xam ne de manière globale circulation bi dana yomb loolu. ma ngoog liggéey nag lu muy taaru nañu xam ne rek ni intérêt yi Sénégal nag mooy lu war a jiitu muy ay kàddu yoo xamante ne nag kon Elimane Kane rafetlu ko lool moom mi nga xamante ni moom moo jiite Lex Africa ndax nee na jëwriñ ji di Mansour Faye bàkk rek liggéey njiitu réew mi loolu warta doon ay kàddoom ndax léeg-léeg mu waxee noo xamante ne nii war na koo xoolaat di ko jubbanti bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Ñing. ministre Mansour Faye dafa war a rëccu li mu wax. dellu si parce que du cëram loolu du waxu ministre bu nekk ci gouvernement du Sénégal koo xam ne da ngay représenter sénégalais yi ci fi ñuy waxtaanee ak négocier ak yeneen partenaires u Sénégal parce que ci lu bëri parce que war na xam moom mooy ministre bi parce que ñun xam nañu parce que gëstu nañu xam nañu autoroute à péage bi naka la taxawee depuis fañ ko sosee ba tey jii nii ñu gis ci benn autoroute à péage bi tarif yi nga xam ne mu ngi koy appliqué cher na. parce que ñoom ñu ngi ci am bénéfice yu mag a mag yoo xam ne ni jéggi na dayoo sax estimation yi ñu amoon au départ loolu étude bu ñu def waye na ko alors moom li mu ci dugal weesuwul 20 milliards boo ci yokkee yeneen yoo xam ne ay prêt la yu ko xam ne ay yeneen partenaires extérieurs ñoo ko jox mu ngi àgg ci juróom-benn fukk ak benn milliard yi ci des yëpp laa la wax
état Sénégal moo ko def donc ñun citoyens suñuy impôt la ñuy jël boole ko def ko foofu donc boo jàkkaarloog ñooñu nag nga xam ne ni ñoom seen alal moo tabax autoroute bi nga xam ne ni ñoom ñu bëri sax mënuñu fa jaar parce que amuñu moyens yi ngay toog tey ne leen ko amul moyens yi dama jaar feneen donc loolu je pense que ñàkk warmal ñàkk cëral ñi tax nga toog doon ministre loolu mënu ko weesu alors moom li mu ci dugal weesuwul 20 milliards boo ci yokkee yeneen yoo xam ne ay prêt la yu ko xam ne ay yeneen partenaires extérieurs ñoo ko jox mu ngi àgg ci juróom-benn fukk ak benn milliard yi ci des yëpp laa la wax état Sénégal moo ko def donc ñun citoyens suñuy impôt la ñuy jël boole ko def ko foofu donc boo jàkkaarloog ñooñu nag nga xam ne ni ñoom seen alal moo tabax autoroute bi nga xam ne ni ñoom ñu bëri sax mënuñu fa jaar parce que amuñu moyens yi ngay toog tey ne leen ko amul moyens yi dama jaar feneen donc loolu je pense que ñàkk warmal ñàkk cëral ñi tax nga toog doon ministre loolu mënu ko weesu. ma ngoog Mamel ak gox yi ko wër nag ñi ngi jànkonte lay jafe-jafe yi metti ndax ñàkkum ndox weer a ngi nii seenuñu ko fenn ñi ngay toltolaan saa yuñ xëyee ñu ne nag doy na tey dañoo xëy rek ñoom askanuk Mamel ak gox yi ko wër def ab toogaay ñaxtu di yëglu tey wax ne kilifa yi nañu leen gestu ci lii ñuy dund Adja Adama Diallo moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ak Maymuna Njaay. période pandémie yi mi ñu nekk donc fu mu nekk ni waruñu ñàkk ndox ñu ngi ñàkk ndox di fay ay factures yu cher te am réserve bi du mën a def réserve ba mu boo amee réserve comme li kii nu wax ci français ndox mi du dem parce que pression bi bëriwul donc dañuy ut ay bidon 10 litres yi di daw fu nekk di ut ndox te ndox boobu sax doyu la te wóorul na sax ndox boobu ndax set na wala setul wóoru la ñu indi lu quelque fois ay nit jënd citerne indi parce que citerne dañ koy jënd citerne bu ñëwee balaa muy kii dooroon ñaari bidon fekk citerne bi dem na parce que niñ ko seddoo ñoo bëri ndox lañ bëgg xam nga ñun dañ defe noonu seen eau bu ñëwee tubaabee ko gérer dinañ am ndox mais malheureusement c'est pire que SDE sax musuñu peut-être que am lu mel nii peut-être amoon nañ ko dans le passé mais loolu yàgg na mais nii ça c'est non seulement ñu ngi soog a ñëw ñoom seen o ñu ngi soog a ñëw di ñu def lii. ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi fukki fan ak benn ci weeru décembre atum 1944 ci la xewoon muy tirailleurs sénégalais yooyu nag ay nasaraan soxooni bal li ko waral seen ndàmpaay la ñu doon laaj ëllëg ba ñu génnee woon ca guerre mondiale ba muy keroog nag mu nekk bis boo xamante ne de su ko fàtte benn yoon ren ji nag jàppale ni bis bi ñi ngi ko bàyyeele rek kii di professeur Iba Der Thiam ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi ko daan def rawatina ak nag di xeex ngir ñu jox leen seen gëdd ñoom tirailleurs yooyu Abi Faye Asmalik Diop. fukki fan ak benn ci weeru décembre atum 1944 ma nga ca xol yi ba léegi ay tirailleurs ñoom ñoo tëdd fii libéré Sénégal ca Caaroy gannaaw ba nga xamante nit ña nga doon laaj seen ak seen yelleef ak kii di tubaab bi ñoom ñooñee noonee la ñu ñàkkee seen bakkan ci ay boom ngir rek ñu gën a rafetlu seenik jom ak seenik fula waaye tamit anam ba Sénégal moomee réew mi te ñoom ñoo ko libéré tax na itam ñu leen di commémorer fii at bu jot atum ren gi la ci gën a fës rek bokk na ci delloog njukkal ki di professeur Iba Der Thiam mi xar tànk tubéyam ngir lii lay taxaw. loo xam ne professeur Iba Der Thiam daanaka moom moo ko inspiré woon moom moo indi woon xalaat boobu ba fexe ba bés boobu am boobu muy amee ba léegi daanaka moom at bu nekk daan na taxaw témoigner di fàttali ñëpp li nga xam ne tirailleurs yi moom la ñu indil askan wi moom la ñu indil adduna si sëpp ci ñaari guerre mondiale yi passé woon muy 14-18 ak 39-45 Iba Der Thiam indi ci xam-xam bu rëy wane ci xam-xam bu rëy wane ci xarañ bu rëy ab li nga xam ne daf ci nekkoon seen nëbbu ñu xare bëri xamuñ ko mu xamal ñu ko mu nekk loo xam ne dañ ko yokk boole ko ci li nga xam ne moom la ñuy tàggate suñu soldats yi pour gën leen yokk. ci boobu léegi yoon waaye tamit gën na joxaat yelleef ñi nga xam ne ñoo di tirailleurs ya woon ñoom ñi tey ñoo gën a tax armée Sénégal sax gën di xarañ professeur Iba Der Thiam tabax na li ni mel ngir rek ñu gën a moom seen bopp ba tax na it def na ca kéemtalaay kàttanam. muy Sénégal muy ci biti xamee nañu armée Sénégal forces armées Sénégal ci jub ci am fit ci am fayda ak ci respecté fulaal nit
ak yelleefam. bileeg bëccëg di firndeel ne rek des nañuy gën a joxaat cër ki dik soldaar bu Afrique moom Iba Der Thiam a taxawaloon li ni mel doon loo xamante ni ñoom militaires yi rafetlu nañu ko bu baax tayit njëriñ nga xamante ne amal na leen ko ngir cër gañ leen ca jox lii nekk ab patrimoine matériel goo xamante ni dina tax lépp luy valeur tirailleur sénégalais ñu gën ko xam gannaaw fukki at ak benn nga xamante ni booba léegi ña ngi leen koy jagleel livre d'or bi xaatim na ko moom Semga bi taxawaloon jëwriñ gi ñu dénk waaye takki deer Abi Faye ca diwaanu Ziguinchor it gouverneur ba di Géej Diouf moom it rafetlu na bu baax a baax sargal gi ñu sargal professeur Iba Der Thiam ci li mu yàgg xeex wax nga ko muy nag ñu jox gëdd soldat bu Afrique rawatina ak bu Sénégal bëccëg boobu nag ca Ziguinchor ña ngi ko màggale ca esplanade de la maison du combattant ñu teewlu ko gouverneur ba ci micro Boubacar Diassi. ñu nekk ay jàmbaar ya nga xamante ne ñoom ñoo demoon ànd ak njàmbaarte bu takku ak jom pour défendre liberté. 2014 état du Sénégal daf leen jagleel bés ba nga xamante ne dañ leen di màggal mu nekk occasion aussi pour ñu màggal suñu anciens combattants yi bésu tey bi ñu jagleel ko professeur Iba Der Thiam mu nekkoon nit ka nga xamante ne dundam yépp da koo jagleel histoire moom ci boppam mu nekk monument ba nga xamante ne ku nekk ci ñun am na loo mën a roy ci moom kooku la ñu tuddee bés bi mu nekk di xeex pour que Afrique nit ñi mën koo gën a ràññee. xeex na aussi pour que anciens combattants yi ak tirailleurs sénégalais yi ñu jox leen gedd bi nga xamante ne moo nekk gedd bi nga xamante ne moom la ñu yelloo. kooku mooy professeur Iba Der Thiam ci xeexam boobu ci la ñu yokku pension yi nga xamante ne moom la ancien combattant yi doon di fayeeku ci xeexam boobu ci la France nangul massacre bi nga xamante ne moom la ñu defoon suñu maam yooyu jege woon ci xare ba ñëw Caaroy en 1944 te ñu bombardé woon foofu ñu dee foofu. lii it bëgg nañ ko gën a jox gëdd gën koo sax ñoŋal faf muy nag diggante chrétien yi ak jullit yi dialogue islamo-chrétien boobu ñu wax tey nag ñu am benn ndaje boo xamante ne amal nañu ko ngir waxtaan ci lu ñu mel nu ñuy fexe nag ba diggante bi di gën di ratax saa su ne ndaje la moo xamante ni Ibou Diouf sunu naataango àndoon na ci ak Amadou Ba. muy ab lël boo xamante ne dañ ko tàmbaleeg ñaan ku ci nekk ñaan ci li nga xamante ne moom nga gëm bañ ci noppee nag soobu ci waxtaan bi lu ñu bëgg mooy diggante bi dox ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di chrétien yeeg jullit yi gën a mucc ayib. retenir voilà qu'elle est excellente. dama gis ne loolu ñuy duppee dialogue interreligieux la lu mucc ayib la fii ci réew mi loolu sax yenn saay moo tax ñuy amal ab colloque ngir xayma tolluwaay bi xool tamit ku ci nekk ca fan wa nga féete niñ ci taxawee ngir mu gën a doon lu dëgër gis nañ ne fii ci Sénégal moom liñ ci jot a gis doy na xel. ñu ne nag diggante boobee lu yàgg la te lu ratax la tamit ndaxte daanaka famille boo dugg tey ci biir réew mi. boo fa amul mbokk tamit am nga ci beneen religion ba koo xamante ne sa am di jàmme la. depuis historiquement suñu tradition ñëpp xam nañ ne fii dialogue si biir diine yi ànd bu ñuy ànd si biir tarixa yi ànd bu ñuy ànd entre diine islam ak yeneen kii loolu dafa nekk tradition bu rëy bu am solo. benn tradition nga fi fekk mooy da nga fekk mag ñi daaj jëflante seen biir mag ñi di soppante seen biir. ñu ne nag nguuru Sénégal at bu nekk mu ngi def ay jéego li ko waral tamit état laïque la ba tax mu ngi ciy béy waaram ngir gën a dëgëral li ni mel. état Sénégal waree fa mu ngi ci ndax képp ku fi mës a nekk da nga fi fekk benn tradition sànq maa ngi koy wax benn tradition nga fi fekk mooy da nga fekk mag ñi daaj jëflante seen biir mag ñi di soppante seen biir di deflante seen biir. état li muy def gis ngeen ko lu président def mooy di jàppale famille religieuse yi. di tabax maximum ay infrastructure loolu lu ko waral mooy ñu xam ne état bi nag état bu lay conception laïcité bu Sénégal leer na nañ. colloque bi nga xamante ne rek dañ ci sukkandiku pour amal ab plaidoyer loole nag ñuy duppee dialogue interreligieux luñ ci jublu maanaam may ku ci nekk nga mën a amal lim la soobee la nga gëm. Je vous salue.
Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la ñu dem yëri ji musée des civilisations noires gannaaw nag juróom-ñeenti weer yoo xamante ni ñi ngi ko ne woon ràpp tëj ndax jàngoroy mbas mi tey ji nag boobee musée ubbil ay buntam télévision Futurs Médias ba nu fa yeggee nag seetlu gi genn la ci barab fukk ay barab yoo xamante ni mën nañu faa exposé ca biir musée boobu tamit daañu fa fekk ay bagages ci wàllug art bant bi nga xamante ni Cheikh Oumar Foutiyou Tall yoroon na ko ba ci yenn ci bagage yu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Pafara Ñinga. musée des civilisations noires ca digg ba ñu gis fa ab garabu guy boo xam ne weñ lañ ko defalee bërëb bi ñu ngi ko dippee berceau de l'humanité bopp bi ngeen di gis nag am na lu tolloog juróom ñaari at ñu ngi ko dippee tumaay ñu ngi ko gisee fële nga xam ne moo nekk ci réewu Tchad ñuy dem ba nga gis squelette bi nga xam ne moom la ñu tuddee Lucie moom am na 3,2 millions d'années ba ñu yegg ci Homo sapiens sapiens ngir tracé waat évolution nit ci àdduna fukki exposition ñoom ñoo am ci biir musée bi ñetti nekk yu yees lépp loo xam ne ci wàllu œuvre la ak objet di nga ko gis foofu nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci at yu njëkk ya. développé nañ lu toll ci fukki exposition fii ci musée bi waaye ñetti exposition moom lañ fi beesalaat contenu bi muy les civilisations africaines ak les appropriations ak aussi maintenant l'Afrique mi nga xam ne mooy art contemporain. mooy Afrique berceau de l'humanité am na fa tam les lignes de continuité la métallurgie du fer la contribution de l'Afrique au patrimoine scientifique et aussi la salle temporaire est aussi ouverte. ci salle bi nga xam ne moom lañ duttee civilisation africaine foofu ay bubu rëbbkat yu mag nga fay gis ay sarcophage di ay fi nga xam ne nag moom lañ dem denc seeni néew histoire égyptienne bi moom moo gën a fës ci boobule salle beneen espace boo xam ne boo fa duggee di nga ci bàyyi xel lool moom lañ jagleel wàllu diine jaasi El Hadji Oumar Tall bi dàll yi nga xam ne moom la dem jëfandikoo ak téereb alxuraanam lii di photo Cheikh Ahmadou Bamba ñu daal di koy def ca bërëb boobu manto bu Cheikh al Islam Baye Niass dàll ak lii di bonnet carré bu Serigne Babacar Sy naka noonu mbirum Seydina Limaamu Laay ñu mun coo cité yooyu rek waaye am na yeneen yu nu mel. saalu religion yi boobu si lañ développé islam christianisme ak toutes les religions révélées. sabre El Hadji Omar bi mi ngi fa ak lu ci mel ne manto Baye Niass ak yeneen objet personnel yoo xam ni jox nañ ñu ko tam sunu sëriñ yu baax yi fi nekkoon moom ko lu mel ni Sëriñ Touba ak comme ni ma ko waxee Baye Niass ak bonnet carré bi ak marakis yi ak tamit caraxu El Hadji Omar yi. jamono ji nag fi mu toll nii ñu ngi koy defaraat ba mu rafet gannaaw juróom-ñeenti weer ba nga xam ne tëj nañ ko li ko waral di coronavirus ci biir musée des civilisations noires di ci trouver bépp histoire boo xam ne soxal na doomu aadama. Pafara ñi ngi ma jubbanti jaasi ji mu yoroon la moom Cheikh Oumar Foutiyou Tall ci musée boobu nag la ñuy tàggatoo mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Pape Djibril Fall noppi na ak ganam Pape Djibril